defe naa am na téléspectateur bu dugg allo. allo. waaw man yow la kan. Léontine Ndour. ñu tànn. ay waay Léontine coupé wul. heureusement. ku woote rek dañuy am sa numéro de téléphone. oui est-ce que mën ngeen ma woowal Léontine ci ginnaaw. lii mooy wane ni dañu koy maye du jeu du dara dañuy maye donc comme Léontine xas na ba dugg ba pare je demande aux équipes ñu jëlal ma ko. Léontine Thiavi woowaat naa la ah. waaw bilaay woo nga ma. jeex na léegi ma bàyyi la nga tànn. yàlla bu mu am jàmm. amin tànnal te bàyyi wax ji. région de Sédhiou. région de Sédhiou je rappelle que man maa la woo. waaw loolu am na. waaw kay yooyu yëpp dafa jar a wax. lii Teranga Sénégal bi. Léontine 300 000. Eva kay lambaat 300 000 Léontine. macha allah. waa léegi allez xaaral ma wave la ko am nga wave am nga compte wave. waaw am naa compte wave. de toute façon boo plafonné sax man mun naa ko déplafonner mais je demande à tout le monde ñu dem déplafonner seen compte wave yi pour mën a jot lu bëri. waaw voilà regarde. da ngaa plafonné mais quand même xaalis bi yaa ko moom quand même 300 000 yi moom. maa ngi woote léegi service client bu Wave. comme ça ñu déplafonné sa compte. nga mën a recevoir 2 millions. en attendant 300 000 laa lay yónnee dégg nga. waaw inchallah. je t'embrasse très fort. voilà kontaan naa dégg nga. ok voilà je rappelle que képp ku ibbi compte Wave rek li gën mooy nga dem ci point Wave bi la gën a jege nga ibbi ko nga déplafonné ko déplafonné mooy yokk ko ba nga xam ne di nga am possibilité de recevoir ba 2 millions ci sa compte par exemple boo wootee ci télévision Futur Média nga mën a am lu bëri. nga xamante ne moo di Ousseynou Kassé nekk directeur exécutif bu autorité nationale de biosécurité waaw moom biosécurité ci lay yëngu bu yegsee ñu waxtaanee ak agence bi la nga xamante ne mu ngi koy liggéey waaye ci tam li nga xamante ne yëpp war nañu ci fànn boobu ak Sénégal fan la toll ci wàllu aar li nga xamante ne mooy suñu biodiversité après 20h bi pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko école bi ndax nag xam ngeen ni ak mbas mi bokk na ci zone yi nga xamante ne également nit ñi dañuy am xel ñaar. ci nekk ndongo yi waaye jàngalekat yi xool it naka la ñuy évoluer ci biir bërëb bile ak feebar bi leneen itam yeneen ponk mu soxal ba tey wàllu école daañ ci ànd ak Abdou Faty mi nga xamante ne moo di secrétaire général national bu SELS authentique monsieur Faty dalal jàmm ci plateau. waaw jërëjëf soxna si di nuyu sa téléspectateur ak téléspectatrice yëpp ak ñii ñëpp ñi safoo TFM. jërëjëf ñu njëkkee coronavirus bi ñaareelu vague la ñu wax bi la yoon état d'urgence sax am na ak couvre-feu naka ngeen koy dundee. waaw ni ñu ko dundee ñun dañu impression bi ñu am dafa mel ni école îlot la ci société te ñëpp xam nañu ni école partie intégrante société bi la par conséquent su ñu jël ay mesures war nañ ko lawal ba ci école parce que famille wu 4 millions. ay xale am na solo maintenant li ñu constaté rek mooy am nañu njàqare parce que matuwaay yi ñuy jëloon ci première vague bi deuxième vague bi nga xam moo gën a doy waar ñuy dénombré ay plus de 10 morts tey 11 morts ñun xaw nañ ci tiit même su dee ministère de l'éducation génne na circulaire mais circulaire rek doyul ñun daal li ñuy laaj mooy suñu bañee mu laal école bi laal société bi parce que xale yi ay vecteurs lañu war nañu amaat beneen taxawaay. mais protocole sanitaire bi anam. beneen taxawaay mooy ñu wax ñu protocole sanitaire bu leer. parce que protocole sanitaire bi c'est vrai sur certains aspects protocole sanitaire bi nee na nañu porter masque nañu am ay lave-mains na école yi am ndox na am distanciation. mais protocole sanitaire bi waxul si ñii am maladie chronique waxul si jàngalekat yi am maladie chronique waxul si élèves yi am maladie chronique ba pare également protocole sanitaire bi ñëwaatul si comité de santé yi njëkkoon am. parce que bu njëkk école bu ne balaa ngay dugg am na benn comité boo xam ni mu ngi fa woon taxaw ñu ber benn classe soo ñëwee ñu lal la thermoflash nga raxas say loxo mu am distanciation wante bii yoon pëccëxoo la sëmbaxloo la voilà moo am ci école yi ba tey donc protocole bi dañ ko war a réaffirmer indi protocole boo xam ni bu leer nañ ni élèves yi dañuy sol masque ñaata masque la ñuy am ñaata masque la enseignants yi di am wax école yi amul ndox ñu arrêté école yi amul ndox école yi nga xam dafa pléthorique ñu xool naka lañ koy régler te ñun defoon nañ ci proposition. centres urbains yi am na ay classes pléthoriques 70 élèves mun nañu def ay ñu rotation ñi ñëw suba ñi ñëw ngoon par conséquent
milliards yi ñu ngi tudd te école bi mosu ko laal ñu accompagner jàngalekat yi ak élèves yi. benn problème rek laa mooy protocole sanitaire bi nga xamante ne da nga ne nañ ko tëggaat protocole sanitaire boobu moom la ñu tegoon ci première vague bi. am na lu mu jural école. ba ñu koy ndamoo lan moo ci sooxe entre temps ba nga jàpp ne dañ ko war a tëggaat. waaw protocole sanitaire bi li si ambigu mooy wax dañ ne distanciation mais distanciation soo amee classe su 80 élèves distanciation mënu fa am. waxuñu également ñi nga xam dañu am maladie chronique waxuñu ban taxawaay la ñu am bee passé waxoon nañ ko mu leer nañ ne distanciation dafa war a am ñu teg dispositif mais bii dañ ne distanciation amul dispositif dañ ne également ñi nga xam ni ay maladie chronique la ñu amee waxuñu dara si ñoom te ñoom ñu ngi continuer di dem si école bi tey suñu classe yi ngi gën a fees xale yi ñu ngi gën a jaabante di mardi dañuy jaabante jeudi dañuy jaabante dañuy dem 4 fois école donc di doxantoog virus bi. loolu dafay tekki dañu war a réduire déplacement yi. waaw war nañu réduire non seulement kon war nañu tabaxaat benn protocole mooy réduire déplacement wu xale yi xool naka la ñuy yokkee c'est 13h ñu dem ba 14h30. mooy journée continue mooy peut-être journée continue xool également classes yi nga xam ne c'est des classes pléthoriques parce que am na ñu wàññi ko def ko ñi ñëw suba ñi ñëw ngoon ba pare jàngalekat yi ñu accompagner leen parce que loolu du fi lu bees. classe double flux moom rek la. fi nga xam ne dafa am ay effectifs yu bari classe double flux lañ def ba pare accompagner jàngalekat yi moo tax suñ ko defee peut-être dañu am impression ni ñun bokk nañu ci xeex bi mais suñ ko defee nii société bi day gën a am doole ne ñii kat dañuy foo ñiy jaay dañ naan ñii dañuy foo ñun la ñu bëgg a xañ si li ñuy dundee lu tax ñu bàyyi école bi jël nañu mesure ci transport jël nañu mesure fépp mais jëlaguñu ay mesures yoo xam ne yépp ñu ngi ciy teg bët ci biir l'école bi. est-ce que du loolu day tekki rek ne liñ fi nekkoon comme dispositif moo efficace moo tax xëy na sentiruñu wala autorité bi leen jiite sentirul ne war nañu tëggaat wala tegaat leneen loo xamante ne lu yees. waaw mais xam nga fii dëkk bi ñun li ñu gën a caractériser mooy laxisme mooy dormir sur nos lauriers tegoon nañu dispositif ñëpp mànkoo si. ñëpp organisé jàngalekat yi di def sax ay heures Covid pour élèves yi mën a reproduire seen kër suñu ñibbee raxasu suñu demee sensibiliser seen i parents mais ba relâchement bi amee dañ ko constater également relâchement partout relâchement ci société bi relâchement ci école moo tax ñun li ñuy wax ne ministère au-delà circulaire interpellé IEF yëpp IA yëpp association parents d'élèves yi tegaat dispositif yi gën ko xoolaat également jëlaat yeneen disposition également pour distanciation bi parce que distanciation bi moom allah kulli àllin foog mu jël son courage à deux mains régler ko ni mu koy régler mooy de notre point de vue mooy xool classe yi wàññi effectif yi rouler loo ñi ñëw matin ñi ñëw soir ñu accompagner jàngalekat yi fay leen ku mel ni inspecteur d'académie bu Ziguinchor ci xibaar yi nga xamante génn nañ ci fan yi mi ngi doon wax ne am na ci établissement yu nekk foofu noonu ndongo yi ci boppam ñooy bañ sol masque yi ba foofu itam mi ngi interpeller parents d'élèves yi ndax am na rôle bu ñu ci war a jouer de sensibilisation mais tamit jàngalekat yi ngeen doon ci rigueur bi nga xamante ne war ngeen ko mën a imposer élèves yi pour ñu xam ni tamit li ñuy def pour aar seen bopp la aar seen kër mais tamit ñi ñuy dendal. mais defe naa ne loolu du lay parce que soo demee Ziguinchor bi mu wax bu ma xam bu baax mooy rare région boo xam ne xale yi suñu ñu sol blouse tenue la ñuy sol dañ leen ko imposer ku mun imposer tenue mais mun nga imposer masque. di lancer appel également parents yi di veiller seen doom suñuy dem sol masque suñuy ñibbisee raxasu ça également un appel bu ñu lancé parents la mais également établissement suñu la ko joxee da nga ko war a doxal am rigueur soo amatul rigueur nag yow matatoo chef d'établissement moo tax man pour ñun loolu du lay na génnee circulaire wax directeur d'école yi censeurs yi proviseurs yi principaux yi suñu leen joxee ay instructions dinañ ko jëfe ku solul masque du dugg école dinañ ko jëfe. est-ce que ministère mi ngi joxe masque yooyu ci école yi. waaw ministère des fan yi nee na envoyé na 5 millions de masques. mais ba ci terrain bi ba tey ci suba maa ngi doon wax ak sama camarade Mbour yi nee na ñoom ba tey ñu ngi xaar pour gis masque yi donc c'est l'occasion ñu profiter seen plateau bi wax au-delà du ministère na maire yeeg ñiy gérer communes yi ñiy gérer département yi defaat ci seen loxo ni ñu ko sumbee woon ak bonne volonté yi defaat ci seen loxo ndax ñu mën a circonscrire mbir mi sinon rek caaf day xam dañuy obligé tëj école te suñu tëjee école musiba tëj boobu noonu ndax mën na nekk ndax avant peut-être envisager woon nañ ko mais entre-temps jot nañu exploiter yu bëri am na jàng bi ci plateforme yi nga xamante ne teg nañ ko enseignement à distance ministère éducation ubbi canal éducation loolu yëpp jot na fi am est-ce que mën nañu delluwaat ci li nga xamante ne moom lañ defoon tëj école yi. waaw je pense que ñun mën nañu éprouver li fi am ba tey li fi am éprouver ko naka lañ koy éprouver xoolaat rigoureusement ñëpp ressaisiru ñu xoolaat rigoureusement école ni muy doxee xoolaat rigoureusement dispositif bi ñu tegoon su dispositif bi amee ay failles nag mais ñuy jéem a peut-être delluwaat xoolaat
télé école yi xoolaat peut-être enseignement à distance bi nga xam ne wax dëgg yàlla ak Sénégal ni mu bindoo ak régions yi ni mu sorantee ak manque électricité bi waa efficacité mu bariwul loolu ñii mu privilégié rek mooy doomu privilégié yi ak ñi nekk ci centre urbain yi mais l'écrasante majorité moom privilégié wu leen. dañu nekk ci contexte boo xamante ne ni au début dañu doon wax enseignants yi ne seen ni nan laa ko mën a waxee seen patriotisme la ñu bëgg mu fës ba enseignants yi nekkoon ci kanam teel a jóg wane ni taxawaay boobu noonu la ñu am ba léegi noonu ndax élan boobu noonu ngeen nekkee wala entre temps bàyyeeku am na ci. non bàyyeeku amu si ñun élan boobu lañu nekkee parce que ñu ngi xëy di jàngale chaque jour élan boobu lañu nekk parce que sunu camarade yi nga xam ne sax dañu feebar ñu ngi dem jàngale ba tey ñun kenn li ñuy xaar mooy gouvernement bi accompagné ñi am ñi nga xam ne amoon nañu corona ainsi de suite ñëwaat ak ñi nga xam ne dañu am ay asthme ñi am ay diabète ñi am ay tension ñu ngi jàngale ba tey donc protocole bi sax leeru si te ñu ngi jël ay risques yu rëy a rëy protocole bële leeroon na protocole bi leerul parce que kenn xamul ndax dañuy toog wala duñu toog donc élan boobu mu ngi fi ba tey jàngalekat yi fi ñu nekkoon la ñu nekk ba tey mais ñoom li ñuy wax rek nañ ñu protéger école bi balaa musiba di am parce que élèves yi ay xale lañu c'est vrai lu si bari doo ko sentir mais fan yee alerte am na Ourossogui sunu camarades yi nekkoon école Ourossogui 2 am nañ si 4 camarades yoo xam ni corona bi daf leen jàppoon ba ñu dem ñu toog mais suñu continuer à ce rythme là ñun dañu jël suñuy responsabilité mooy wax état bi na lépp mate balaa ñuy duggaat si classe yi. sinon du ngeen jàngale ji. ñu taxaw ci li nga xamante ne mooy revendication enseignants yi ndax am na solo année mbas bi biñ ci nekkee 2020 bi yu si bëri nekkoon ay points yoo xamante ne doon ngeen ko ñaxtu xëy na dañ ko relégué woon au second plan loolu ngeen def pour jiital njàng mi ak li nga xamante ne moom laan dund léegi 2021 bi ñu ci duggaat deuxième vague la ñu wax beneen dynamique moo tëralaat est-ce que dafay wane ni da ngeen di jël loolu li nga xamante ne moom ngeen doon ñaxtu wala ay ponk yu ngeen di revendiquer tegaat ko de côté ba li nga xamante ne ci la ñu nekk ñu jàll ko ba noppi ñu doog si waxtaan. waaw ñun dañuy wax rek jël à témoin l'opinion nii nguur gi naar bi faylu xoroma mobiliser wu nañu def année boo xam ne kenn dégguñu ñu dem suspendre suñu mot d'ordre génne 16 millions teg si gafa gi laaj nguur gi kese ministre du budget recevoir ñu ministre du budget mu suñu recevoir. ñaari at mu ngi ñuy daw ñu wax Mariama Sarr boobu ba tey également recevoirul kenn tey li ñu naan monitoring bi Cheikh Kanté nekkatu fa ministre conseiller la xamuñu kuy gérer monitoring. door na wala dooragul. dooragul fenn xamuñu ko koy gérer dooragul ministère de l'urbanisme ki fa nekkoon dem na yoonam keneen ki fi ñëw également xam naa ñoom comme d'habitude dañ naan noo bàyyi leen ñu xool dossier yi. donc wax dëgg yàlla ñu jël en témoin l'opinion bi ne jàngalekat yi fi ñu nekkoon lañ nekk ba tey sànq ba may ñëw ay camarades yu nekk Kafountine juróom benni at avancement kese mënul réglé wu. am ñoo xam ni seen validation mënul réglé wu am ñoo xam ni seen kayit fukki at mënul réglé wu li ñu doon wax ñu digitaliser nous sommes à l'ère de la digitalisation dafa mel ni ñun kenn jàngul dara ci mbas mi suñu jàngoon ci mbas mi. fi ngay toog comme ministère des finances comme ministère de la solde comme direction de la solde fi ngay toog ngay ubbi sa portable xool sa këyit xool sa avancement mais muy ministère de l'urbanisme ministère du travail ministère des finances ministère également de l'éducation wax dëgg yàlla lu dara bougé wul maintenant ñun nag jël nañu à témoin l'opinion mënuñu fi nag éternellement ne mbas mi rek parce que dañ koy waxee ci français la Covid a bon dos ñu def ko bon dos sans pour autant ñu toog ñu régler ay problèmes de bonne gouvernance parce que li ñu laaj interpellé ngeen seen tutelle ministre Mamadou Talla pour xool moom itam lan la leen ci wax. le ministre Mamadou Talla interpellé nañ ko plusieurs fois ne ko yow yaa war a nekk suñu porte-parole yaa war a interpeller sa yenn naataangoo ministres yi pour ñu toog dépasser questions yi parce que questions yu bari question d'ajustement la question yu bari question de bonne gouvernance la question yu bari li ñuy wax xaalis dëgg li ñuy mbambee nekku si. système de rémunération ñu réglé ko. kayit yi gaaw ngeen faral nag di gën a bëri. non peut-être ni ñuy communiquer la. xam nga dañuy communiquer. gars yi jël si mais ñun passerelle yi yéen a ngi ci examen yi nga xamante ne def nañ ko peut-être xaalis yi jotagoo leen ko. wala xaalis kenn bañu ko parce que ñun ñooy rare fonctionnaire u Sénégal yoo xam ni nekkuñu si mbedd mi du ñu addu kalpe kenn ñooy rare fonctionnaire yoo xam ni fin du mois rek la ñu yaakaar ñooy rare fonctionnaire yoo xam ne am na suñuy naataango yu nekk si réew mi ñoo bokk ay hiérarchie am nañu ay R+4 ak leneen ñun amuñu ko gàddu suñu dignité di ko reyante mais lu ñu amal as néew nañ ñu ko fay
kese laajuñu leneen laajuñu ñu ëppale ñenn laajuñu ñu jox ñu plus que d'autres li ñu laaj rek mooy ñu traité ñu avec dignité sa avancement su waree ñëw li ñu la war a jox su waree ñëw mënuñu la yónni mission Tambacounda ne la demalal sa bopp nga jël sa xaalis fayal sa bopp hôtel fayal sa bopp transport nga toog ñeenti weer balaa ñu la koy fay ñun loolu rek la ñuy wax soo déggee indemnité actuellement ñi demoon bac ba tey am na tey booru Pikine jàngalewuñu parce que remboursé wuñu leen ba tey ñun ñooy rare fonctionnaire yoo xam ni dañu ko def yéen seen boîte bi sax ñu la yóbbu mission Kédougou ne la du jox sa ordre de mission joxalal li nga fay demee loolu kese la peut-être ñun ni ñu koy expliquer des fois gars yi aspect boobu rek lañ siy gis que des fois les Sénégalais ce qu'ils ont de plus cher ce sont leurs enfants du leen neex tamit souvent ñun ñuy dem grève ñun tamit du ñu neex souvent ñuy dem grève ñun ñëpp nañu ërtal nguuru Sénégal ñëw à la responsabilité mooy toog ak ñun élaguer question yi benn par benn loolu rek la ñu laaj. ma taxaw si beneen point mu di coowal éducation sexuelle bi nga xamante ne UNESCO doon na fi amal ndaje wax ci benn module boo xamante ne ñi ngi laam-laameen dañ ko nar a jagleel coowal homosexualité ci biir réew mi ndax day tekki ni l'école est en danger xaw ma nan rek daal la ko. mais muy dëgg it xam nga ñun du ñu wax sa xalaat mais wax lu ñu xam la parce que ñu ngi fa woon. C'est la famille même qui est en danger parce que société Sénégal le noyau de la société c'est la famille donc c'est la famille qui est en danger ñun nag mënuñu accepter ay nit am seen i conviction bëgg ñu gëmloo ñoom seen i conviction mënuñu accepter également si njàngale mi ñun au lieu ñu puiser suñu génie propre puiser suñuy valeur li si positif dem ñu ñuy jàllax ay valeurs yoo xam ne du suñu valeur moo tax ñun fu mu ñu fekk muy nga enrobé ko ci genre enrobé ko ci lu la neex ay concept ñun jàng nañu comme ñoom. lu ñu nar a commencé dañuy wax clarification des concepts su clairé dinañ ci def suñu veto ba pare wili pandale. comme président wax doyu leen ndax adresse à la nation bu mu koy def jàkkaarloog taskatu xibaar laaj bu jib na fa te moom wax na ne tant que mu ngi fi loolu noonu du mës a am parce que àndul ak suñuy valeur. ñun nous prenons acte même su dee président yi tàmmal nañu waxee mais nous prenons acte mais nous resterons vigilants. beneen coow itam muy flashcard yi nga xamante ne gis nañ ko mu laal itam ndongo yi naka nga jàngatee la. waaw flashcard yi malheureusement xam nga ni ma ko doon waxee sànq rek l'école ne vit pas ex nihilo de la société parce que société bi li muy def yëpp day ñëwaat ci école mais à nous enseignants muy proviseur muy chef d'établissement d'être extrêmement vigilant d'être rigoureux également su dee parents yi fayir nañu mais ñun nañu rigoureux bu ko ci def ñu sanctionner la nañu rigoureux ba pare suñu enseignement apprentissage yi ñuy wut benn 5 minutes di sensibiliser xale yi sur les dangers des réseaux sociaux di sensibiliser xale yi ne réseaux sociaux yi mën nañ ko utiliser à d'autres fins boo xam ne dina leen jariñ que ñu koy utiliser fin boo xam ni dafay pervertir mais le chef d'établissement yi le directeur d'école yi gën a vigilant gën a intransigeant parents yi également jouer son rôle ku si nekk jouer rôle am suñ ko defee peut-être dinañu annihiler li nga xam ni mooy flashcard yi nga xam ni mën nañu jural leneen. alors dama doon wax sànq si li nga xamante ne mooy coowal njàng mi éducation sexuelle ci école yi tey xeex bi nga xamante ne yéen a ngi koy def naam bu dee am nañu garantie autorité yi ndax nekkul loo xamante ne nii c'est perdu d'avance buñ ko sañee wax lu tax ma wax loolu mooy ne ñi nekk ci kanam dafa nekk ñoo xamante ne ay superpuissance lañ. moo xam chaque fois ci fànn ba ñuy jaare xëy na tey école la ñuy jaare mais bés bu jot ñu gis ci ay genre fu ñu koy jaarale moo xam ci ndaw yi la moo xam ci diggu doom yi la moo xam ci mag yi la tey tout tànk yi la est-ce que tey xeex boobu noonu dina yomb ndax ñooñu la ñu làmboo ci koppar ak ñu seen dina jafe. waaw man je pense que c'est pas perdu d'avance parce que quand même lii am ay dëkk yu ñu wër. yi nga xam ni dëkk yi nga wër religion bi amul fa doole noonu peut-être mën na fa yomb mën na fa duggee facilement ñun c'est pas perdu d'avance parce que wéetuñu ci xeex bi sunu camarades yi nekk Kaolack dem nañu gis waa Medina Baye ñun dem gis chef religieux yépp wax ak ñoom ba pare am na fi association yoo xam ne ñu ngi lutter pour les valeurs fi ñu taxawoon la ñu taxawoo ba tey tant que sunu kilifa diina yee ngi fi tant que sunu tarixa yaa ngi fi je pense que suñu manko rek dinañu def barrière mais soupape yooyu su dañee ci réew mi peut-être dina facile ñu dugg dëkk yi ñu dugg yëpp dafa amul barrière yooyu dëkk ñu dugg yëpp soupape yooyu la amul mais ñun soupape yooyu dem nañu ci chef religieux yi wax ak ñoom je pense que ñëpp dinañ ci jàpp suñ ci jàppee rek ñun gëm nañu c'est pas perdu d'avance et leneen également li ñu gëm mooy vraiment ñiy gérer éducation il faudrait que ñu responsable naka la ñuy responsable éducation kenn du jéggaani financement éducation. éducation pour nga am sa souveraineté yaa ko war a financer. et li ñu def ci éducation bi
500 et quelques milliards suñ ko gérer de manière efficiente efficace duñu soxla jéggaani ay séminaire UNESCO duñu soxla jéggaani également ñu ñuy tëggal ay curricula duñu soxla jéggaani ñu ñuy accompagner ci ay séminaire nañu gëm ni école affaire de souveraineté la suñu xaalis nañ ko financer ni parents yi di financer xoolal saagu élève bi ñan ñoo koy financer parents d'élèves yi ñooy financer saagu élèves yi donc nañuy gérer xaalis bi de manière efficiente suñ ko defee rek duñu soxla kenn di ñu jox xaalis ba ñuy dicter li ñu war a def. ci curricula yooyu lay taxaw parce que tey Sénégal li ñuy bàkkoo am nañu ay borom xam-xam yu fi nekk ndax tey li fi nekk dafa doyul ñu war ci mën a tëgg loo xamante ne nii dina doy pour suñuy ndaw mën si jàng ba mën a rawante wala di concurrencer sax ak yeneen yi ndaw ci àddina. mais li si nekk ak a bari li si nekk ak a bari si ay valeurs yi nekk fii suñu dëkk ñun wax nañu ko assises nationales yi. waxati ko ba Covid bi ñëwee ne nañu alléger programme yi ñu siy tëgg loo xam ni def loo xam ni dina jariñ réew mi yow damay jox benn exemple rek man ba ma nekkee te yàgg na 3e Japon du Meiji lañ ma jox ban njariñ la ma amal latin grec laa def ban njariñ la ma amal donc mun nañu wàññi programme yi jàngal sunu doom yi fii valeur yi fi am jàngal sunu doom yi lan mooy Siin lan mooy Saalum jàngal sunu doom yi ñi dëkk au nord ñuy vivre ñi dëkk au sud ni ñuy vivre jàngal suñu dëkk Sénégal ñu gëm Sénégal xam nga liy dal suñu réew mi même ñi koy gérer mooy dañu gëmul dëkk bi. et pour gëm dëkk bi nag dañ la war a jàngal sa dëkk comme doomu américain yi ni ñu leen jàngalee seen dëkk dama lay jox benn anecdote rek sama doom mu ngi tudd Muskota tur bi classe am su ko waxee dañuy xaqataay xale yi dañuy ree parce que xam nga au sud la jóge mais jàngaluñu réew mi xale yi tur yi fi am sant yi fi am culture yi fi am ba ñu mën a gën a cimenter suñu société mais ay Napoléon la ñuy jàng ay Camus la ñuy jàng ak yu kenn xamul la ñuy jàng ñun gëm nañu ni ñun on est assez riche parce que xoolal suñu culture. mais loolu day tekki ñu soppiwaat njàng mi. mais ndax li ngay wax nii ñun ñëpp jàng nañ ko. waaw fàtte nag ñi nga xamante ne nii ñooy les figures yi nga xamante ne ñoo gën a fës ci suñu histoire buñ la koy jàngal sax lañ la ciy wax yenn saay ñooñu da nga leen di xem. mais wax dëgg li nga siy wax duñ ko glorifier li ñu leen koy wax duñ ko sacraliser duñ ko def dara dañ koy def de passage rek dem seen yoon suñu géographie dañ koy passé nii rek dem seen yoon donc moo tax ñun wax nañ leen ko si assises nationales yi waxaat nañ ko ministre de l'éducation même su dee créé na benn équipe multidisciplinaire. boo xam ne ñu ngi wax à travers votre antenne ñu gën si gaaw pour que effectivement ñu sukkandiku suñuy valeur balaa ñuy ubbeeku parce que léegi àdduna bi ubbeeku na yow bés boo tëggul say doom bés boo tëggul sa réew sa xale yi am si loo leen tëggee rek Facebook bi da leen di yóbbaale réseaux sociaux yi da leen di yóbbaale. ñu ñëw ci beneen ponk muy Diary Sow mi nga xamante ne nii ndongo la ci Louis le Grand ba nekk fële lycée bu Paris doon fa def année prépa jamono ji mu réer noonu lañ ko mën a waxee kenn amul ci moom xibaar yoo xamante ne nii mën nañ ne fii la nekk mu nekkoon ndongo fii ci réew mi ñëpp rafetlu ko également ndax na mu taxawee 2 années consécutives am taxawaay boo xamante ne def na ko ci wàllu jàngam tey naka nga gisee fee bu mel noonu. waaw di ñaan yàlla rek Diary Sow feeñ si jàmm ba pare également di si tirer benn leçon mooy jot na également sunu xare yi nga xam ne dañu xarañ ñu war leen yóbbu si lycée yoo xam ne amu fi war leen yóbbu ñu def discipline yoo xam ne amu fi war nañu def benn phase d'incubation même su dee Amérique la ñuy dem Canada la ñuy dem wut ay sénégalais yoo xam ne ñu def benn phase d'incubation parce que ñu si bari dañuy jógee sama ginnaaw Ziguinchor wala ginnaaw Tamba. xëy rek ne lay ñëw Dakar ñu ne lay dem France wala dem Amérique phase d'incubation bi dañ koy xaw a fàtte am na si solo foog ñu def ko ñu gën leen tàggat wax leen danger yi ak mode de vie bu bees bi ñu embrasser waaw di ñaan yàlla rek vraiment également Sénégal dem ba lycée institut polytechnique bii am Thiès. ñu lawal ko ci Sénégal yëpp parce que amul lu ñu fi mën a jàngal xale yi fii gis nañ fi ay ingénieurs yu xarañ fi lañ jàngee donc ñun également ñu tendre vers ça commencer chaque at ñu wut benn région wut fa institut bu am solo xale yi dootuñu soxla dem bitim réew xoolal président wu Niger fu mu jàngee du Sénégal la jàngee président yu bari fu ñu jàngee du Sénégal la jàngee ñun ak yooyu yëpp suñ ko consolider woon améliorer tey suñu doom yi du ñu am pour génn bitim réew suñ fa génnee rek dañuy dem stage wala dara donc ñaan yàlla Diary Sow feeñ ñaan yàlla également ñu
xool naka la ñuy defee benn phase d'incubation suñu doom yi nga xam ni saa yu ñu gañee saa yu ñu yóbboo à l'étranger bu ñu xëy rek ñu yóbbu leen à l'étranger ñu déconnecté ak réalité bi ñu doon vivre fii dem vivre benn réalité lu ne mun leen si fekk. valoriser suñu système njàng bi ndax jarul ñu taxaw si ndax tamit jàng pare compétence yi wala capacité yi nga am yenn saa yi du ñu gis ne nga toog fii mooy li gën peut-être génn si biti moo gën yenn saa itam nga jàng ba noppi yow yaay am choix dem feneen peut-être que image bi nga xamante ne moom la suñu njàng enseignement supérieur war a refléter des na même bu dee bu ndaw yi tamit des na saa su nekk ñu kaas ko foofu tey lan la ñu war a mën a def ba yokk ko dayoo boo xamante ne nit ñi dinañ ko gën a fonk. mais wax nañu ko waxaat même s'il y a des frémissements mooy tey gis nga ni université yi ñuy créer sax université yi souvent dañuy xool ci périmètre bi ñu nekk. li fa am comme ressource. institut yi wala faculté yi fa la ñu jëm même Tamba bi ñu war a def université affaire mine la war a gën a jàng Saint-Louis bi ñu war a def université affaire pétrole pêche la war a gën a jàng moi je pense que fa la ñu war a gën a investir suñ fa investir xam-xam bi pour doxal ko am na fi et également ñun tamit quand même ay nit lañu xam nañu société yi day marché war nañu bàyyi enseignement général njariñam bariwul war nañu fexe au-delà des slogans ne ku am BFM ku am BFM 30% yi ñu yóbbu leen enseignement professionnel au-delà des slogans ñu mettre dispositif boo xam ni day permettre xale yi gëm ni troisième jàngalekat yi centre yi waxtaan ak ñoom troisième ñu def formation professionnelle nga xam dañuy génn rek mun électricité wala froid wala ainsi de suite wala ainsi de suite. waaye toujours tamit lu leen marché bu leen mën a jël parce que tamit tàggat ndaw yi teg leen fi. alors que teguñu cadre boo xamante ni également dinañ mën a liggéey waxuñu ñëpp état jël leen mais teg ay jalons yoo xamante dina permettre ndaw yi mën am mais Sénégal c'est un pays en friche sur domaine yëpp xoolal domaine start-up yi bariwul ñi fi nekk mais domaine en friche mais li nga wax nag moo gën a am solo mooy gis nga réew yi li ñu rawantee du jox seen ndaw yi liggéey gouvernement mais teg cadre boo xam ne ku ñëw day épanouir ñun suñuy morom yu bari demoon nañu Europe jàngi ba ñëw bëgg a insérer wu pour insérer wu fu ñu dem ñu naan la projet bi joxeel temps pour projet bi jàll wala kaay ñu boole la kii pour projet bi jàll mais su amoon cadre réglementaire yoo xam ne dafa juste pour dem Europe am xam-xam soo ñëwee fii da ngay tegu ci raay bi du jar ngay corrompre kenn du jar ngay influence kenn mun a dem mais tant que goulot d'étranglement yaa ngi fa ku ñëw da ngay dégoûter dem tant que goulot d'étranglement yaa ngi fi également enseignement général kese la ñuy def suñu demee nga dem ba am master dem ba am maîtrise dem ba am DEA tu n'es capable de absolument mënoo sax yëkkati benn bic donc jot na tey vraiment ñu waxati ko parce que réfléchir nañ si ba pare ñu xool suñu système bi naka la ñuy def nii ba système bi saa ku fi si pare nga demal sa bopp wala état bi jël la. jërëjëf Abdou Faty secrétaire général national bu CELS Autantec léegi ñu daal di jàll ci